salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy suivre ci Malika Info tey nag ñu amoon mbégte dalal Talla Diallo Talla Diallo mi ngi nekk conseiller municipal à la mairie de Malika en même temps aussi nekk le président de la commission chargée de la santé tey nag ñu dalaloon ko si suñu premier numéro ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy wax sunu Malika Talla xanaa ñu bàyyi la rek nga nuyu mbokk yi lay seetaan. waaw jërëjëf Khalifa Seck yow mi nga xamante ni yaay animé plateau bi maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu waa Malika yëpp à travers Malika Info di nuyu mbokk internet yëpp di tàmbale ci nuyoo bi monsieur le maire Talla Gadiaga et tous les membres du conseil municipal ak population malikoise bi yëpp waa bàyyiwuma kenn góor jigéen mag ndaw. tey nag ñu bëggoon waxtaanee ay points yu bëri yi nga xamante ni ça concerne notre commune Malika xëy na bi ci njëkk mooy bii def actualité ak feebar bi nga xamante ni ñëw na lëmbe àdduna yaakaar naa nekk suñu réew boobu ba léegi mun naa ni bientôt 6 mois depuis mars mi ngi biir Sénégal léegi ñu bëggoon xam surtout yow mi nga xamante ni yaa jiite commission santé ci mairie Malika bi mu duggee ci réew mi ba léegi yan mesure la mairie Malika jël pour accompagner la population de Malika à lutter contre maladie bi nga xamante ne mooy coronavirus. jërëjëf Khalifa laaj nga ma question boo xamante ni dañuy sawar ci tontu bi waaye nag bala ñu cee tontu dañuy ñaan lii di mbas mi di Covid 19 yàlla na ko fi yàlla jële avant tout di ñaan aussi képp koo xamante ni ñàkk nga ci sa bakkan yàlla na la yàlla xaare àjjana képp koo xamante ni aussi dalu la yàlla na ci dégg dong di sa cër nga fay dégg rek kon di wax ni jàngoro joo xamante ni lëmbe na àdduna départ Chine ba léegi mu laal 5 continents yëpp dugg ci réew yëpp nag Sénégal nag bokk ci continent africain bokk ci réew yooyu xamante ni dañu nekk en voie de développement comme que dafa nekk pandémie boo xamante ni même réew yi am doole sax daf leen sonal lool kon boog bu duggee ci réew moo xamante ni amuñu doole yaakaar naa fa la coono bi ëppee fa la gàllankoor yi ëppee te ñu seetlu ni 6 mois yi secteur yu bëri dafa taxaw économie bi gis ngeen ni mu demee ba moo tax sax état du Sénégal jël ay ndimbal jagleel ko askan wi kon yaakaar naa jàpp na ni secteur yëpp la touché muy loo xamante ni nag jaaxal na réew mi jaaxal àdduna suñu laajee ban taxawaay lañ ci am li ñuy sawaree ci wax ci mooy Malika bokk na ci communes yi gën a néew la ay cas li ñu fi dégg ci ba ñu commencé ba léegi juróom-benn cas moo am Malika te benn décès moo fi am ñu am ci nag taxawaay boo xamante ni jàpp nañ ni loolu moo freiné ni mu waroon a tasee ci dëkk bi bis bi na nga dégg ñu ni communes yi ñu wër muy Kër Massar wala Yëmbal bis bi na nga dégg fa cas surtout les cas communautaires mais Malika nag dañ ci am taxawaay bu am solo ndax bien avant état wala keneen di jóg commune bi dañoo jug taxaw yàlla dogal ñu amoon benn comité bu ñu tegoon pour def cleaning day ci diggante bi ñu ni dañuy aaye lépp luy rassemblement ñuy nag comme que amoon nañu yéene comité boobu nañ ko continuer ñu tuddee ko comité xeex corona ñu jëloon sama frère Alioune Mbaye dénkoon ko kon ñu jàpp ni comité boobu commission santé lay liggéeyal kon lépp lu ñuy def rek day bokk ci sunu programme day bokk ci sunuy activité day bokk ci sunu bilan man aussi man nekk ci membre ak ñeneen li ñu njëkkee nag mooy dajale bépp acteur muy technicien de santé ICP di agent de santé communautaire di relais di bàjjanu gox ñu àndandoo na ñu ni naka la ñuy xeexee lii di Covid 19. lan moo nekkoon taxawaay bi réellement sur le terrain. ci laay ñëw ci booba ñu dem waxtaan ak monsieur le maire wax ko li ñu bëgg mooy dem bépp lieu de rassemblement jamono yi sax kenn tereegul rassemblement ñu yóbbu fa système boo xamante ni dina permettre nit ñi ñu mën a taxaw xeex ak jàngoro ji ci loolu maire génne woon un budget boo xamante ni ëppoon na 3 millions ñu jënde woon ko ay gel jënd woon ci savon jënd woon ci eau de javel jënd ci yu mel noonu dem ci école yi ak mosquée yi ak garage yi doté leen ko ci loolu tamit aussi ñu seetlu ni dafa am benn cible boo xamante nit ñi duñu leen bàyyi xel muy taalibe yi ndax taalibe yi dafa nekk vecteur boo xamante ni mooy gën a gaaw pour tasaare jàngoro ji ñu ni kon naka la ñuy fexe ba confiner taalibe yi loolu ñun ñoo ko njëkk a def commune Malika
ñu recensé daara yi nekk 27 daara bu nekk chaque semaine ñu jox la dund muy ceeb diwliñ sucre di savon di eau de javel bay jël xaalis sax di la ko jox pour nga mën a gérer say taal ñu bañ a génn loolu def nañ ko pendant 2 mois confiné nañ ni bépp daara bu nekkoon Malika te amoon ay ndongo yuy génn di yalwaani ndax taalibe bi yalwaani mën naa xëy dugg 50 kër kon bu ko benn taalibe amee rek mën naa jël jàngoro ji dugal ko ci juróom fukki kër te bu boobaa kenn du xam fan la ñuy yóbbu loolu mooy sunu taxawaay bi nga xamante ni moom lañ njëkk a def. donc ñuy rafetlu taxawaay boobu xam naa dinañ dem ci beneen point bi nga xamante ni moo concerné ndimbalu état ndax gis nañ ni xañ na bi ci maire yi taxawee état moom tamit dugal na loxoom ci gafa ga. léegi dama bëgg bala ñoo jëm sax ci ndimbalu état taxawaay bi waa Malika amoon ci xeex Covid 19 ndax bi maire bi jógee wax dëgg fa yàlla association yi mouvement yi même ba ci bonne volonté yi kenn desul ñëpp dañuy ñëw dugal ci seen loxo nga gis ñi ab daayira bu mel ni xadara bi ak bonne volonté parce que daayira yëpp ñoo ñëw sax. de façon générale les organisations communautaires de base. ñëpp a jug ñëw indi seen apport di ci jàppale commune bi ci xeex Covid 19 loolu moom dañ ci kontaan di ko saluer nag muy geste boo xamante ni geste de solidarité boo xamante ni gis nañu Malikois yi ak Malikoises yi def ko kon mënuñoo jàll ci point boobu te tudduñu ko. donc ni ko Talla waxee rek bu ñu leen santee gërëm leen mooy les acteurs des organisations communautaires de base ñu gën leen a ñaax rek ñu continuer wéyal combat bi ndax feebar bi boobu ba léegi yaakaar naa mi ngi fi kon bu weesoo loolu comme ni ñu ko doon waxee sànq état aussi tamit dugal na loxoom ci poosam génne benn manne financière bu am solo def ko ci ay wàllu dund waaye dund yooyu da koo teg ci loxo municipalité bi pour ñu séddale ko askan bi est-ce que dund boobu bi mu duggee commune Malika yéen ñi nga xamante ni yéen a doon wéyal séddale googu ndax jaarale ngeen ko yoon ba mu dugg ci quartier yëpp 33 quartiers yi composé Malika ndax ñëpp ñi nga xamante ni waroon nañ ci jot nañ ci. waaw jërëjëf Khalifa question boobu aussi dañuy sawar ci tontu ci ndax niñ ko doxalee moo tax ndax déggaguñu benn réclamation dégguñu aussi benn plainte par rapport ak distribution aide alimentaire bi nga xamante ni moom la état bi joxe woon ndax état da koo joxe rek pare tegaale ay orientation joxewu ko rek ni leen dem leen séddale ko nu mu leen neexee yaakaar naa organisation bi ci kaw la commencé dafa amoon benn comité national de ciblage am comité régional am comité départemental comité d'arrondissement ba ñëw ci comité communal de ciblage comité communal boobu de ciblage dafa ma wax la composition bi le maire mooy ki koy présider mu amul le représentant des imams représentant des délégués de quartier am représentant sax des partis politiques de l'opposition am représentant des jeunes à travers la zone 11 les acteurs communautaires relais ak bàjjen gox yaakaar naa ñi di seq dëkk bi kenn ku nekk amu nga ci représentant kon ñooñu ñoo yoroon liggéey bi yamu yoon foofu nag pour ciblage bi tegu ci yoon xam ne du am parparloo dans chaque quartier dañ fa mettre en place benn sous-comité de quartier sous-comité de quartier bu nag le délégué de quartier moom mooy nekk président bi mu am l'imam aussi da ciy bokk représentant CDS représentant des jeunes des femmes le relais communautaire bàjjenu gox ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy composé sous-comité de quartier bi ñooña nag ñoom ñooy cibler les bénéficiaires dafa amoon ñaari façon bénéficiaire benn bi mooy képp koo xam ne da nga nekk ci RNU bi mooy registre national unique maanaam ñi nga xamante ne ñooy bénéficiaire bourse sécurité familiale ak ñi nga xamante dañ leen enquêté te commencé gu ñu fayeeku ñooñu leen tuddee RNU loolu ñu ngi am mu ngi toll woon ci 1062 ñooñu xam nañ leen pare ndax ñenn ñi sont des détenteurs de bourse ñeneen ñi sont des enquêtés loolu moom tànnoon nañu leen pare léegi les autres 1062 ñooñu la sous comité de quartier waroon a ciblé quartier bu nekk nga def sa recensement ba pare xam nga boo nee recensement rek dina wane ni quartier yi tolloo wuñu population te boo defee un partage équitable rek di nga am ñoo lésé ñu ne nag kon nañ ko def prorata quartier bu la ëppalee ménage moo lay ëppalee bénéficiaire ci lañ def prorata bi quartier bu nekk ñu attribuer la li nga war a am ci aide alimentaire bi ba pare bàyyi le sous comité de quartier ñu cibler les bénéficiaires kon ñu wax ni c'est pas la mairie moom moo ciblé du maire moo tànn ñi war a bénéficier mais quartier bi ci boppam ñoom ñoo tànnal seen bopp les bénéficiaires loolu moom il faut mu leer mu ne amul parparloo amul politique amul leneen askan wi ñoo tànnal seen bopp ñi nga xam ne ñoo war a bénéficier wu ci aide alimentaire bi jigo ci état bi. donc bi ñu gisee ni état am na lu mu leen jagleel séddale bi est-ce que réellement li état joxe woon est-ce que ñëpp jot nañ ci ba waa Malika amul kenn ku des
parce que li ñu gis mooy am na ci première round bi am na bi ñu séddalee ba pare am na nit ñu taxawoon ne amuñu ci ginnaaw gi ñu gis leen ñu delluwaat dem kon donc loolu nan la amee ndax maire bi moom moo jël léegi loxoom dugal ci poosam pour mottali séddale googu wala ñu bëggoon nga leeral ñu loolu. waaw loolu tamit lu mat a leeral la ndax état li mu joxe woon mu ngi toll ci 2124 kits kon 2124 ménages ñoo ko war a bénéficier woo kon te Malika bi ñu defee recensement des ménages am nañu 10 000 et quelques ménages kon bu état joxee 2000 des na 8000 yoo xamante ne amuñu ci loolu nag dañ ciy remercier de passage le maire le bureau municipal et tout le conseil municipal ndax dañu def virement de crédit jël lu ëpp 140 millions jëndee ko ay vivres pour mën a atteindre yeneen ménages yi des ñu ni kon li état joxe ci extension maire bi da koy multiplier par 4 état mu ngi joxe 1062 maire mu ngi joxe 4248 kits loolu tamit xëy na am na ñoo xam ne bu doon ñoom la mën nañu ko politique dañ ko jël jox ko les responsables politiques ni leen ciblé leen mais dañ ne comme que liggéey bu njëkk bi rafetoon na nañu maintenir les sous-comités de quartier pare renforcer ko ni ñu koy renforcer ñu ni comme que état mooy joxe kon la fa amoon dañ koy maintenir pare dolli ci les conseils municipaux yi dëkk ci quartier boobu kon di la wax ni 4248 kits yi les sous-comités de quartier aussi ñoom ñoo ko tànnaat kon ñuy wax ni mais état bi joxe ne 2124 maire bi joxe 4248 waaw pour bëgg a atteindre ñëpp mais nag daanu daju suuf taxul ñëpp am parce que boo nee 10 000 ménages te li ñu joxe 6 000 la kon dañuy xool ñi nga xam te ñoo ko gën a yittewoo ñu jox leen ko xëy na am na ñoo xam te du ñëpp ñoo néew doole am na ñu mënal seen bopp am na ñoo xam ne am na lu ñu jëndee ceeb ak diwlin ñu ngi fay ak nekk ay fonctionnaire kon yaakaar naa bu fekkee dañuy bàyyi mun na am ñooña la ñu bàyyi mais fexe nañ daal ba képp koo xam te ne yittewoo nga ko sa loxo jotul sa ginnaaw wala nekk nga impacté de la Covid 19 fexe nañu nga bénéficier wu ci loolu même distribution sax pareegul fi ne li maire bi joxe ñu ngi ci moitié bi mu des la mooy parce que dañuy bañ rassemblement bi moo tax par 2 quartiers la ñuy woo di leen jox li nga xamante ni moom la leen commune bi jox. voilà mu ni ba léegi séddale bi des na kon donc loolu daf ñuy permettre rek ñu fàttali internet yi ñuy seetaan que ni tey ñi ngi dalal ci plateau Sunu Malika Talla Diallo nekk le président de la commission santé nekk aussi conseiller municipal à la mairie de Malika Talla yaakaar naa ni actualité politique bi nga xamante ni wala boog actualité bi gën a dominer Malika ces derniers temps mooy l'affaire Demba Ka Demba Ka ñu gën koo xam ci établissement Demba Ka EDK gis nañu récemment état octroyé na Demba Ka 9 hectares ci commune bu Malika 9 hectares yooyu yaakaar naa le conseil municipal de Malika déjà délibéré na def na délibération bi ba ñu gis ni sax dans le cadre de la RSE Demba Ka am na ay liggéey yu nga xamante ni entamé na ko en collaboration avec la mairie fii ci biir Malika ñu gis ni stade municipal bi ñi ngi koy def gazon ba yaakaar naa xaw ma lancé nañ travaux yi en tout cas benn jour woote ngeen fi benn xew bu xaw a xumb sax invité ay nit ñu bëri pour lancer travaux yi donc gis nañ loolu gis nañu tamit maire bi xëy na am na benn niveau d'étage bi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati te dégg nañ tamit ci nit ñi ñu ni Demba Ka moo def loolu yow mi nga xamante ni yaa nekk mairie ba nekk un conseil municipal nekk aussi un proche collaborateur du maire Talla Gadiaga yan leeral nga ñuy indil ci projet boobu noonu bi nga xamante ni am na seen diggante ak Demba Ka ak réellement 9 hectares yooyu lan la ci Demba Ka namm def ko comme projet ndax Demba Ka ñu ngi ko xamee woon ci station d'essence ne nag 9 hectares ëpp na ci station d'essence ñu bëgg a xam réellement lan moo nekk projet bi 9 hectares yooyu. waaw merci beaucoup Khalifa poser question boo xamante ni comme ni nga ko waxee rek actualité la ci dëkk bi waaye yàlla dafa dogal buñ ciy tontu dañuy nekk à l'aise ndax am na luñ ci maîtriser même bu ñu maîtriser wul lépp am na luñ ci xam di xamal ñiy déglu suñu mbokk internet yi que ni maire yi du jaay suuf comme ni ko ñenn ñi waxee ci mbedd mi suuf sañ ko jox domaine national la kon état moom moo ko jox état du Sénégal moo attribué Demba Ka 9 hectares mu ngi ko attribué en 2015 suuf nag depuis l'acte 3 dañ ne la commune bu mu nekk yow mënoo jariñoo suuf si te conseil municipal ba deful la délibération le 16 8e mois 2018 ñu woote conseil municipal defal Demba Ka délibération ñun loolu lañ séq ak moom
defal ko délibération ndax mu mën a jariñoo suuf si sànq si sa biir yi wax nee nga Demba Ka station rek lañ ko xamee jaay essence ma lay wax ni Demba Ka li muy liggéey jaay essence moo ci gën a tuuti jaay li muy def activité am jaay essence moo ci gën a ndaw musuma koo gis musuma toog ak moom waaye gis naa ay document am gis li muy liggéey ak li muy réaliser ci loolu nag wax nga ba tudd RSE responsabilité sociétale d'entreprise loolu bari na ay projet yu muy am waaye nag Demba Ka bokk na ci ñi gën a tuuti lu ñu leen jox am na ñu ko jiitu muy Ecobat jox nañ leen fi 30 hectares mais ñoom amaguñu décret de déclassement moo tax mënaguñoo exploiter yàlla dogal na Demba Ka moom am na yooyu yëpp am na décret de déclassement am na décret d'attribution am na délibération def na li mu war a def yëpp ba commencé exploiter suufam moom nag xool na ni Malika dañ ko defal teraanga muy délibéré nañ ko mu ni kon RSE bi ma leen defal au début dañu woon day def la réhabilitation de la mairie comme ni li nga tudd sànq réhabilitation maison de la femme réhabilitation foyer des jeunes construction hôtel de police ak construction centre de santé ñu jàppoon ni lii rek bu fi yamoon baax na ñenn ñi am ñu jàpp ni war naa dolli muy koo xamante ni am na savoir d'écoute boo waxee moom dina la déglu ñu waxaat ak moom ci lay dolliwaat pelouse synthétique ci terrain municipal bu Malika. tey jii ñu ngi ci période nawet tey ku dem ci marché bi di nga gis ni sunu mbokku yaay sunu yaay ak sunu mbokku jigéen yi sonn nañ ak marché bi ni mu taawee. gis na ni coowul marché mi ngi bëgg a yàgg Malika gis nañ ngeen entamé woon fi ay travaux benn marché côté yële côté Katialou Diallo waaye ba tey nii suñu jëm yàlla yi marché boobu mi ngi foofu te eggagul gis nañ tamit am na côté quartier Ndiago am na fi ñu waxoon ne projet marché la ba léegi tamit gisaguñ fa dara tey ñu ngi gis marché bi benn marché bi ñu am terminus ndox mi ngi koy fees dell donc coowul marché googu yàgg na lool Malika yéen ak marché bi ngeen wax ni yéen a ko war a rénover liggéey bi déjà yéen a ngi ci waxtaan réellement bëggoon nañ xam liggéey boobu kañ ngeen koy sumb kañ. waaw Khalifa jërëjëf yaakaar naa marché bu Malika moom bokk na ci marché yi ñu gën a jaaxal ci wala chantier yi ñu gën a jaaxal li tax nag dañ koy expliquer mu leer gis nga marché ñett moo koy yombal bi ci njëkk mooy nga yor budget boo xamante ni mën na koo liggéey nga xam ne da ngay jël ku la ko liggéeyee rek bi beneen jafe-jafe bi mooy wala leneen li gënoon mu nekk un terrain nu nga xam ne yaay xool sa plan ñëw tabax mais marché boo xamante ni dafa am existant maanaam dafa am ñoo xamante ni ñoo occuper les places moom ko day am ñoo xamante ni dinañ bëgg ñu defar ko am ñoo xamante ni du ñu bëgg ñu defar ko ndax marché bi borom place ñi ëpp ci ñi moom place yi nekkuñu marché dañoo tëdd seen kër mettre en location leur cantine ou place chaque mois ñu fay leen parfois nga gis koo xamante ni am na fa ñeent wala juróom benn cantine kooku du sawar ci ñu toj marché bi di ko defaraat parce que kooku intérêt personnel am lay jiital xëy na jafe-jafe yooyu mooy tax liggéey marché bi yombul ndax ku foo teg sa tànk rek ci marché bi même bu dee mbalit dafa nekk sax borom dina ñëw taxaw ni fii maa ko moom du terrain boo xamante ni mairie bi moo ko moom wala mu nekk projet boo xamante ni mairie bi dafa am xaalisam ñëw war a tabax kon il faut que nag nga uti un promoteur bi nag projet gagnant-gagnant lay nekk day ñëw ni mën naa defaraat marché bi mais bu paree place yi dama koy jaay su ma ci defee 1 milliard mën naa koo jaayee 1 milliard 500 millions jël sama bénéfice supposons mais nag promoteur bi ñu ko seqaloon moom dem na ba ci comme ni ma ko waxee sànq dem na ba ci biir am ay jafe-jafe liggéey ba taxaw sànq nee naa la waxtaan nañu à l'amiable ba trouver consensus que ni moom day bàyyi ñu jël marché bi jox ko keneen sànq wax naa ko beneen marché bi ñuy wax Cité Sonatel boobu partenariat bi tripartite la woon muy la commune de Malika le promoteur ak APRESIS mooy association des résidents et propriétaires de la Cité Sonatel ñu dem ba ci biir nag APRESIS ak promoteur bi am problème mais mairie bi amul problème ak promoteur mairie bi amul problème ak APRESIS mais APRESIS ak promoteur bi ñoo amul problème loolu moo xawoon a bloqué liggéey bi far yàlla dogal aussi ci diggante bi yàlla def li gën promoteur bi génn àdduna mais
mu nekk entreprise yoo xamante ne il faut kon ñu recommencer à zéro xool ki nga xamante ne mooy ñooy njabootam ñoom ñu war a jël entreprise bi tenir ko en main il faut nag mu nekkat ay négociations yu bees mais yooyu tamit pare na ba plan yi ñëpp gis nañ ko am na fi dugal nañ ko ci réseaux sociaux yi ak groupe WhatsApp yi ñu bokk xam ne incha allah bientôt travaux yi dina démarrer par rapport ak marché cité Sonatel beneen marché bi nga wax mooy quartier Aliou Diallo parfois un promoteur mën naa ñëw ngeen wax la wax ju tooy mais fekk financièrement taxawul commencé na ko mënatul a dem dañuy xaar incha allah délai bi nga xam ne moo nekkoon ci convention bu matee ñu kase contrat boobu xool beneen promoteur bu ñu ko liggéeyal waaw lii moo am ci ñetti marché yi nga xamante ni moom nga ma laaj sànq. ci 9 hectares yi nga xamante ne octroyé nañ ko ci biir Malika lan réellement lan mooy projet bi lan la fa namm def ndax gis nañ ni jël na engagement dina jël 100 employés ñi nga xamante ni Malika la ñuy yeewoo ci 100 employés yooyu aussi ndax nit ñi déposé nañ ba dossiers yi dem ak yéen maire bi yan matuwaay ngeen jël pour sécuriser emploi yooyu ndax gis nañ le plus souvent dans les communes su amee ay opérateurs économiques bu ñu ñëwee def seen investissement jël fa ay emploi daanaka du mat 1 an ñu dàq ñëpp jël ñeneen ñu leen neex donc yéen en tant que autorité municipale yan matuwaay ngeen jël pour sécuriser emploi yooyu nga xamante ni Demba Ka dina ko jël au niveau de Malika. waaw merci beaucoup Khalifa sànq ci samay wax nee naa leen Demba li muy yëngatu xëy na station essence moo ci gën a tuuti par rapport ak 9 hectares yi ñun bi ñuy def délibération bi projet immobilier la moom la fa war a def ci 9 hectares yi du ñàkk nag mu am station ak leneen ak leneen ci RSE yi tamit sànq bi ñuy lim yaa ma fàttali sax 100 employés 100 yi comme ni nga ko waxee du question même jël bi sax dañ ci boole population bi mën nañoo toog jël suñuy partisans wala suñuy militants mais dafa am association yoo xamante ni dañ ne woon est-ce que li ñu jox Demba Ka jaar na yoon ñoom ñoo def demande pour daje ak Demba Ka recevoir leen lu mat ñeenti association de jeunes yu dëkk Malika COGEMA ci la bokk Synergie ci la bokk association pour le développement de Malika ci la bokk ak waa Malika d'abord nga ci 100 emplois yooyu 40 yi 4 associations yooyu la ko octroyé association bu nekk 10 emplois commune bi mu jox leen 60 emplois boo ko boolee ci lay nekk 100 léegi ñu def appel à candidature ni dépôt bi du 3 août la au 23 population bi ñëw nañu déposer li fa nekk ci ay demandes ëpp na 100 pour bañ ñu ni dañoo parparloo dañu mettre en place benn comité de ciblage des demandes mu am 9 membres yooyu ñaar ñu nekk maire donc ñoo ci nekk ñi ci des ñëpp ci association yooyu lañ leen jëlee kon bu boobaa suñ tegee demande yëpp dañu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ñu xool profil yi ak critères yi ñi gën a baax dossier ñooñu la ñuy sélectionné jox ko Demba nit ki nag boo demee fa ngay liggéeyee lay tax ñu téye la yaa ko fay wone même boo nekkee projet protégé ku mu mënti doon nga dem bëgg a yàqal borom société bi da lay dàq mais boo demee wane fa fulla ak fayda ak jom ak ngor ba mu xam ne que kii amal na ma njëriñ moom moo lay utal contrat à durée indéterminée kon du ñu assuré kenn ni bu la Demba Ka jëlee di nga am contrat à durée indéterminée te doo liggéeykat. 37 hectares yi nga xamante ni lëmbe na Malika coow li bëri na ñëpp nga koy tudd foo tourné yaa ngi dégg maire bi dafa baraade suufu Malika bi ñu ngi koy jël di ko caxat-caxatee di ko séddoo seen biir 37 hectares yooyu ñu bëggoon xam yéen conseil municipal bi nan ngeen ko tëddale ak li ko taxoon a jug ba état déclassifié forêt classée bi nga xamante ni génn ci 37 hectares jébal ko maire bi pour ñu war koo séddale est-ce que li ngeen tënkoon ci këyit ba état def loolu yéen a koy respecté ba léegi. jërëjëf Khalifa muy question boo xamante ni daan nañ ci wax te dañ ciy waxaat tey yaakaar 37 hectares yi dafa am lu ko taxoon a jóg ndax ñëpp xam nañ ni VDN 3 bi dafa jaar Malika jaar ci ay kër bi état amee projet bi ñëw di waxtaan ak askan wi ña moom kër yi ñu xamal leen kat dëkk bi dëkku diine la xëy na bari na ci ñoo xamante ni xeeñtu diine moo leen fi indi ndax dëkk Malika Seydina Limaamu moo ko créé en 1904 yàlla sax dafa dogal
fi VDN bi jaar Malika foofu la déparé xëy na peste moo fi am ci diggante bi ñu déplacé wu à 1 kilomètre mais am ñu fa des mooy famille Djibory Sow bi loolu amee nag ñun bu ñu sañoon ña fa dëkk ñoom ñoo ñëw ba ci monsieur le maire ni ko li ñu mën a jàppale mooy nga demander au chef de l'État bu ñu tojee suñuy kër ñu fexe ñoo joxaat ay kër ñu dëkkal Malika ndax bëggu ñoo génn Malika maire eggale seen doléance ci président de la république ni ko ñi VDN bi war a laal seen kër ñoom bëggu ñoo génn Malika ndax dañ doon xeeñtu diine moo tax ñu bëggu ñoo génn dëkk bi kon boog nañ leen utal fu ñu dëkk ci lañ trouvé conscience que ni war na mën a nekk ci forêt classée bi te forêt classée il faut nga am décret de déclassement pour mën koo utiliser ci loolu nag la ñu waxtaan président joxe attribué 37 hectares kon ñu wax ni 37 hectares yooyu ñi ko war a dëkkee mooy les impactés de la VDN 3 les impactés de la VDN 2 mooy ñi nekk Cambérène ak impacté BRT ñii ñoo tax ñu jël 37 hectares yi joxe ko ci loolu nag comme ni maire yi délibéré Demba Ka noonu aussi la délibéré pour 37 hectares yi ci loolu nag xëy na di nga fa dégg ñeneen yenn saa yi nga dégg ñu ni nombre de parcelles yi ñu ëpp nombre d'impactés yi mais dafa nekk liggéey boo xamante ni mooy fay boppam maanaam ki ñëw di dindi garab yi en nature nga fay fay ay parcelles nga fay fay ki def terrassement bi ndax foofu ay montagne la ay parcelles nga koy fay def fa ay tali ci biir ay parcelles nga koy fay bornage ay parcelles nga koy fay. xool nii que nit ñi ngi jëm ci élection locale Talla Gadiaga di nekk maire Malika est-ce que day nekkaat candidat ci élection yi ñuy jëm Talla. waaw jërëjëf Khalifa dama lay wax ñun ni ñu daan doxalee boo xoolee élection 2014 yi ñi fi nekkoon candidature Talla Gadiaga moo ci mujjee jib ndax ñëpp déclaré nañ seen candidature bésam moo ci mujjee jib yaakaar naa ba ñuy campagne 2 semaines ou 3 semaines sax lañ campagne am na sax ñu doon wax naan Talla Gadiaga du nekk candidat waaye démocratie la ñuy doxal Talla Gadiaga dong nekku fi moom sax ci li muy bëgg daa bëgg buy nekk candidat dañ naan ko yow yaay sunu candidat veille des élections chaque année suñu musaan dem élection dañ daan woote réunion assemblée générale ni sunu parti wala sunu mouvement wala sunu coalition dañu war a dem ci élection locale kan moo bëgg a nekk candidat fi ne bu ñu toogoo ñu ne xalifa mooy candidat bi ñëpp dañuy topp ci ginnaaw xalifa. Talla nag noonu dañu wax rek xam nañ ne nag yéen Talla Gadiaga ngeen di taxaw ngeen di sampaat rek xam nañ loolu te parce que gis nañ ni yaakaar naa 18 ans nag mi ngi fi xaj na yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekk te ñu xam leen tamit xaj na kenn ci yéen sax waroon na mën a nekk candidat seen biir ku ci mel ni yow wala keneen. waaye yow gisoo ni 18 ans daal doyul ndax ku def 18 ans xanaa ci ab dëkk wane nga sa xarañte waaye wane nga tamit xaj na sa lajj est-ce que doyul réellement keneen ñëw taxaw daal. waa ci laay ñëw xam nga maa leen doy yaa ñu doy da ko gën a neex gis nga bu ñu demoon élection ñu wootee assemblée générale ni dañuy xool kan moo bëgg a nekk candidat bu nit ñi ne Talla Diallo la Talla Diallo day taxaw mais buñ ne xalifa la man Talla Diallo damay topp ci ginnaaw xalifa. buñ nee Talla Gadiaga la man Talla Diallo damay topp ci ginnaaw Talla Gadiaga nekk bàyyi faam campagne ko buñ nee keneen la aussi noonu la ñun noonu la ñuy fonctionner quoi noonu la ñu def 2002 ma fekke ko 2009 Kër Baye Bakary Ndiaye la ñu woote ba 2014 bi sax dañuy woote waat ñun man de bi ma ànd ak moom ba léegi chaque élection bu élection jub see dañuy woote assemblée générale ni dañu war a jëm ci élection locale ku bëgg a nekk candidat yaakaar naa bii passé sax amoon na ñetti candidats yu déclaré woon mais majorité bi dañ ne Talla Gadiaga mooy suñu candidat ñu campagne ko mais bii di ñëw bu ñu waxaatee Talla Gadiaga la day nekk candidat ñu toppaat ci ginnaawam bu ñu nee keneen la aussi ñu topp ci ginnaaw kooku. dëgg la bii di ñëw bu ñu nee Talla Gadiaga dañ naan moom la bu ñu gisee keneen tamit ñu topp ci ginnaawam loolu mooy kàddu Talla Diallo waaye nag 2014 mun nañu wax ni Talla daanaka dafa rëcc ndax boo xoolee ñi nekkoon ci ginnaawam lim leen ëppalee woon demewul noonu te ñooñu sax ci ginnaaw gi coalition Benno Bokk Yaakaar dafay am ba ñoom ñu bokk benn kuréel. candidat yooyu nga xamante ni ñoo bokkoon nag élection yi Talla Gadiaga ci élection 2014 yi passé bii di ñëw nga jàpp ni bu ñu àndee est-ce que Talla Gadiaga dina am beneen sens pour nekkaat maire fii ci Malika.
waaw jërëjëf Khalifa politique moom dañ naan du ëmb day xëy wasin man nga fi gis façon coalition bu nekk nag ba ci ay coalition contre nature sax di nga ko fi gis waaye nag di la wax ni candidat ñi ngi fi wax ñëpp bari na ci ñoo xamante ni ba élection yi jàllee nga leen gën a gëj a gis sur le terrain nit ñi nag dofuñu élection du jàll faale woo leen lijjanti woo leen demlante woo ak ñoom dikkalante woo ak ñoom ba campagne jotaat nga jugaat naa leen jox leen sax dañu la sa faale te wax dëgg fa yàlla même bu dul Talla Gadiaga candidat yi fi nekk ñi nekk ci entourage Talla sax duñ seen morom exemple yeneen candidat yi koo fi lim mën nañ laa limal 10 yu mel ni moom ànd ak Talla Gadiaga beneen bi mooy gis nga élection man gisuma fi coalition bi ñu fi wax nii candidat yi ci boppam opposition bi kenn wóorul sa morom moo tax seenu ànd sax dafa may jaaxal man seenu ànd dafa may jaaxal. li nga wax garaaw na de xanaa défilé rek nañ wax défilé rek pour waa Benno Bokk Yaakaar. parce que fam benn candidat du ma tudd tur nag di tooñ kenn am na candidat boo xamante ni nee na moom ku ko ëppul diplôme doo ko jiite kooku kon respecté wul ñeneen ñi da nga wax ji am candidat boo xamante ni ñun dañ nga Malika gi duñ ko sacrifier boo yorul yenn xam-xam yi maîtrise woo dëkk bi nit ñi dofuñu bay sacrifier dëkk di ko teg ci loxol yoo xamante ni xamuñu la te ñi ngay wax nii bari na ci ñoo xamante ànd ak Talla Gadiaga moo gën a yomb ñu ànd ak keneen ndax Malika village la commune la waaye village la kon képp ku ñuy dénk dëkk bi dañ koy xam. jërëjëf yaakaar naa kàddu yi leer na Malika village la kon képp ku ñuy dénk dëkk bi dañ koy xam donc Talla émission bi mun naa wax ni temps bi xoj nañu lan ngay tàggoo. waaw di sama tàggatoo nag dama lay sant bu baax bis des tamit mooy di remercier waa Malika Info bu baax a baax. di sant aussi waa Malika yëpp ndax Malika dañ koy wax souvent dëkk la boo xamante ni dafa neex a juddoo dëkk la bu neex a dundee dëkk la bu neex a génne àdduna muy dëkk boo xamante ni boo fi bëggee nekk te sew nekki neex da ngay boole sa bopp ci waa Malika. kon damay wax ni Malika du Malika kenn ñoo ko bokk ñun ñëpp dëkku Seydina Limaamu la mais dañu yaatal leen sàkket yi gan yaa ngi ñëw yaatal gi nag am na kon boobu ku ñëw yaa war a apporter sa pierre à l'édifice kon nañu jàppoo bokk ndey bokk baay boo élection jotee nag mën nañoo campagne kenn ku nekk nga dem far fa la neex campagne nu la neex wax lu la neex ci teggin waaye nag bu jeexee nañu fédérer suñuy force pour développer Malika man loolu laa gëm tout ce qui est de Malika et de moi. kon maa ngi nuyu mbokk internet yëpp di sant ñëpp di leen baalu àq nag kàddu gi lu ci jub ñu xam ne yàlla mi dara tëwul la lu ci dëng aussi ñu xam ne doomu aadama matul asalaamaaleykum wa rahmatullah. voilà jërëjëf Talla Diallo yaakaar naa kàddu yi macha allah rafet na donc ñun Malika Info am nañ mbégte woon tey dalal la si sunu numéro nag bu njëkk émission bii di sunu Malika. comme tey jii niñ ko defee ak Talla Diallo mi nga xamante ni moo fi nekk teewal fi mairie bi ëllëg noonu lañ koy defee ak suñu yeneen mbokk acteurs yi nga xamante ni ñi ngi nekk Malika mu nekk acteur politique wala acteur de développement wala acteur de la société civile doomu Malika de façon générale fu mu mënti nekk rek te mbiru Malika yitteel ko yaakaar naa ni ubbil nañ ko suñu buntu ñun Malika Info pour que mu ñëw janoog askan wi donc loolu lañ amoon tey comme numéro di ko waxtaanee ak Talla Diallo. kon donc yéen internautes yi aussi ñi leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ba beneen yoon jërë ngeen jëf.